maa leen di nuyu di rafetlu émission bi di wax ne Wally bu ma doon wax ci moom duñ fi jógee parce que yàgg nañ xamante depuis bi mu jógee Fatick ñu ànd CEM Bambilor Alpha lay xam na ci lu bari lycée ba demenewu université donc loolu defe naa ne que ànd mënu koo gën a rëy di ko ñaanal rek puisque ñun ñoo volontaire pour ànd ak moom puisque li ñuy dégg Kër Ndiaye Lo di ko dégg ci yeneen gox yi moom lañ bëgg fii Bambilor kon donc di ko gën a ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaayam di ñaanal nag population wu Médina Bambilor parce que lii lépp ñoom la ñu gën a takku rek gën a dëgër xam ne vraiment le meilleur reste à venir Wally nag moom wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee sànq awma fayam amuñu fayam sax la ñuy wax ndax lépp lu mu mën ak lu mu mënul mu ngi koy def ci quartier bi loolu la ñu gis te tey boo xoolee jotaay bi ni mu bindoo nga xam ne loolu lu am la parce que sinon kenn kii du fi toog ak kii moo nañu daf ñoo may 4 personnes moo tax mais ndaje bi mënoon na gën a ëpp nii kon donc dañuy ñaan yàlla suñu borom lépp li nga xamante ni mooy ambition yàlla mottali ko te incha allahu rabbi li ci kanam raw li bët loolu rek lañ ciy wax di sant nag honorable ñun ak Wally du politique moo ñu boole ñun yàlla moom moo ñu boole yàlla moom mooy boole nit man nu ma jàpp ne nu ñu mel ak Wally mooy saxaaba yi nu ñu meloon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñoom ñooy man ñun ñëpp benn lañ ndax booy xoolee Wally 2015 booy xool Wally politique sax ñu bëri xamuñu ko amaana lu ñuy wax rek lépp loo gis ndànk-ndànk la Wally taawam man la ko tuddee ku la tuddee doom amoo fayam ñun lu mu nekk di def ci koñ bii amaana lu ñuy wax rek kenn motalewul lépp yàlla sax mi nga xamante ne ni moom lañ gën a mën a critique ci àdduna bi bu seddee ñu ne sedd na bu tàngee ñu ne tàng na ñun moom gis nañu lu muy def te defuñu ko ngir dara da koy def te ngir yàlla te fayu yàlla moo gën fayum nit lu ci kanam yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko ñu ngi woo ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ku lim juum. ñu ngi rafetlu franchement émission bi di wax ni comme témoignage yi ñuy wax ci Wally du lenn lu dul loo xamante ne ni mu nekkee la ci dëkk bi muy jeune bu ambitieux boo xam ne ku jàmbaare la ci dëkk bi te li muy def tamit amu ci xàjj ak seen xamul ne man Médina laa dëkk wala 1 2 non Bambilor yëpp la rawatina commune bi kon nag dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi yàlla gën koo dëgëral ci quartier bi ba yéene bi mu am pour yóbbu fa Médina Bambilor rawatina Bambilor yàlla may ko kàttan ba mu mën ko fa àggali di wax ne nañ ko muñal te xam ne moom mënul motale lépp day def fii rek bàyyi fële ëllëg mu def fële bàyyi fële naka nit ñi comprendre noonu te xam ne mu ngi ci yoon ginnaaw ba mu ñëwee di ànd ak maire pour liggéey nag dañ ko ciy ñaanal diggante moom ak honorable yàlla gën ko ci taxaw gën ko ci jàppale ba mébét yi nga xamante ne am nañ ko suñu diggante ak honorable yàlla mayaat ñu ko ñu tegaat ko fi mu nekkoon incha allahu rabbi. salaamaaleykum mbokki internetu Bambilor Info comme niñ leen ko tàmm di defalee rek chaque semaine ñëw ak yéen ci benn leader que ça soit muy leader politique wala muy koo xamante ne xàmmee nañ ko ràññee nañ ko fii ci askanu Bambilor ak fépp fu mu mënti doon rek tey nag ñu ngi fii ci Santhiane fekk fi ki nga xamante ni mooy Wally Ndao di promoteur boo xamante ni kenn dootu ko laam-laamee ndax au niveau de Bambilor ñëpp xàmmee nañ ko ñëpp ràññee nañ ko ku ko xamul it tey lañ la koy présenté monsieur Wally Ndao ñu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokki internet yi ñu soog a dellu suñu émission monsieur Wally nuyu naa la. Astou fay naa la bu baax di la gërëm ci invitation bi di la dalal fii si Médina Bambilor ñu gën ko xam ci Santhiane dañ leen koy nangul parce que lu ñu jig la tey Santhiane boobu moom moo jur Médina Bambilor donc dalal nañ leen bu baax ici à Médina Bambilor kontaan bu baax tamit ci invitation bi nga xam ne tey da ngeen ma ko beral spécial fii ci sama kër. macha allah monsieur Wally kon bu ko defee rek mbokki internet yi yàggoon nañ xaar lii lu ne mel tey nag ñu njëkkee ko ci yow muy suñu première ITV avec parce que noonu lañ tuddee suñu émission donc nag ñu bëri di laajte kan mooy Wally ñu bëggoon a xam ñun particulièrement nga wax ñu kan mooy Wally Ndao. waaw question boobu Astou day doon question boo xam ne question bu am importance lay doon. Wally Ndao mi ngi juddoo fële Fatick dëkk bu ñuy wax Ouyal Sandé Séeréer à 1 kilomètre 50 de la ville de Fatick dalee foofu école CI ba C1 en 2000
ma toxu fii si Bambilor def fi classe bu ñuy wax CE2 ba may am bac génnuma Bambilor donc Waly Ndao daal passage buñ munee wax daal c'est de Fatick à Bambilor presque bi may am presque 11 ans 12 ans laa ñëw fii si Bambilor te wax dëgg yàlla rëccu wuñu ko daal. macha allah ndax askan wi am na ñoo xamante ne laaj nañ leen waaye lu mel nii lañ ñu tontu ñu dellu si suñu deuxième question mooy Waly ci lan lay yëngu. Waly d'abord moom day jàngale ñu bari nag comme nu nga ko commencé ci émission bi promoteur immobilier bi la ñu gën a accentué wu malgré que fësaluñ ko waaye ñi ñu xam dëgg-dëgg xam nañ ne Waly jàngalekat la maa ngi tàmbalee jàngale lycée privé bu ñuy wax Légendaire à Bayax en 2015 depuis boobu maa ngi jàngale actuellement j'enseigne à Rufisque à l'ACAPES de Rufisque donc booy xool ci enseignement bi sax laa gën a accentué wu que promoteur immobilier bi waaw parce que wax dëgg yàlla man daal moom moo may dundal te moom laa gën a bëgg quoi voilà te moom laa gëm parce que man éducation rek laa gëm. Waly ñu ngi dégg nga ne da nga nekk ci njàngale bi en même temps nekk promoteur immobilier naka nga mën a boole ñaar yi. xaw na métti nag c'est très difficile parce que li may absenté bëri na trop waaye nag vraiment je remercie aussi au passage ma directrice madame Ndoye wax dëgg yàlla muy nit koo xam ne ku am compréhension la ci nit et de même que le doyen monsieur Ndoye maa ngi koy remercier bu baax parce que mosuñu ma ko xoolee on a énormément de collègues là-bas mais wax dëgg yàlla mosuma absenté ba kenn ci ñoom ne ma lan moo tax li métti na trop nag mais compréhension rek moo ci am te tamit da di métier boo xam ne mënuñu jàng de 98 à 2015 wala 2014 nga xëy rek lancé wu ci promoteur immobilier di ko bàyyi fële en rade loolu moom moo tax quel que soit alpha des fois ñuy jël wàllu immobilier bi di ko légué ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal dem école jàngale ji daal. waaye ba tey rek ñu dellu si beneen question bi muy lan moo la gën a poussé nga dugg ci le fait que nga nekk promoteur. le fait que ma nekk promoteur nag c'est pour dimbali jaam ñi dimbali sama waa koñ dimbali sama famille parce que ku xam politique bi nga xam ne moom la ñuy yëngatu xam ne ça demande beaucoup de moyens raison pour laquelle ñun ñu lancé wu ci wàllu immobilier pour moyen pour satisfaire ñi nga xam ne ñu ngi sunu ginnaaw parce que politique dafa demander moyen te booy xool salaire u enseignant comme nun ko xamee ñun ñëpp wax fa dëgg yàlla ci kër rek la mun a yem daal loolu moom moo tax nag pour ñu mun a jàppale ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si biti surtout ñi nga xam ne ñu ngi sunu ginnaaw boo nee Médina Bambilor dëkk la donc loolu moom moo gën a tax ñu lancé wu ci affaire promoteur immobilier. macha allah waaye ba tey rek du ñu génn ci langue politique yi ndax dañ ne Waly Ndao ak monsieur le député maire Ndiagne Diop sa diggante ak monsieur le maire la ñu bëggoon nga wax ñu tuuti. waaw diggante bu rafet wax dëgg yàlla diggante papa ak doom diggante leader ak lieutenant diggante kilifa ak ñoo xam ne dañuy aspirer nekk ay kilifa mu ñuy teg ci yoon pour suba fi mu tegu suba ëllëg ñun ñu mun a toog ci place am bu dee neex na yàlla au passage ñu koy nuyu bu baax di ko gërëm parce que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui pour ñeme wax ne ñun ay promoteurs immobiliers lañ donc tey jii bu ñu demee tey ba lancé wu ci politique ba agsi fi ñu agsi tey jii yaakaar naa amel nañ ko njukkal muy nit ku baax tamit sama diggante ak moom diggante bu rafet la wax dëgg yàlla diggante bu rafet la diggante la boo xam ne tamit képp koo xam ne mi ngi dégg Waly Ndao xam ne monsieur le maire def ko téye bu baax te man tamit dama ko téye c'est vice versa quoi. kon daal maanaam mën nañu ñëw ne askan wi ñoom li ñuy wax ne monsieur le maire dafa naqaree nekkal Waly Ndao gisul loolu. non xam nga nit ki moom bu ne dafa naqaree nekkal xam nga nit ki boo nekkee nitu dëgg da ngay naqaree nekkal parce que ñun sénégalais dañu bëgg lu yomb tey nga ñëw indi say mbiru bopp loo xam ne askan bi moo ko moom nga bëgg ñu jox la ko ñu xañ la ko nga dem toogaat ci beneen grand place ngay wax ne kooku dafa bon wala dafa naqaree nekkal kooku ci yow la mais en tout cas man ci li ma xam ci moom musuma won lu toll nii ci naqari deret loo xam ne dafa naqaree nekkal comme ni ko nit ñi di waxee bu amoon dama koy wax moom xam na ne bu amoon dama koy wax ku neex a nekkal la te
te waxuma pour ngistal, waxuma tamit pour wax lu ko neex, waaw waxuma pour bëgg lu ko neex, waaw parce que moom tamit bëggul ànd ak nit ki di def lu ko neex wala nit ki di dugg ci loo xam ne naka sudul noonu la. c'est que nag politique dafa doy waar, moo tax daal version yi day bëri. di bëri dëgg la waaw, ndax ku nekk ak version am rek ku nekk ak ni nga koy gisee, waaye kon foofu ñu teg fa suñu baaraam rek jàppale Wally wax xam ne loolooy dëgg. ñu déggoon fi temps yee si ginnaaw benn coow loo xamante ni ci seen benn groupe ci affaire xaalis, coow loolu nag am na lu bëri loo xamante ni nit ñi version bu nekk ñu ngi ko ci doon wax, ñu bëgg nga leeral ñu ci tuuti. parce que dañ doon wax ne Wally Ndaw dafa am ci benn groupe bu mu bokkoon ne ñu doon xëccoo ndax affaire xaalis, ñu bëggoon nga leeral ñu ci. waaw loolu bu ma sañoon sax duñ ci sori, parce que wàllu xaalis yaakaar naa fu mu dugg rek yàqu ko, waaye wax dëgg yàlla loolu du woon dara, peut-être erreur de jeunesse la woon boo xam ne ay jeunes la woon yu doon pousser ay nit ñuy def naka sudul noonu ak seen xel na mu tolloon ci moment boobu, parce que nit ku nekk rek ak sa tolluwaay, nit ku nekk ak fi nga toll na nga noonu nga mun a régler say mbir, say problème. donc loolu erreur la woon, dañ leen koy nangul te ñoom rectifié wu nañ te xam nañ carrément que loolu doonu bu doon tey la du amaat, duñ ko defaat. donc loolu moom wax dëgg yàlla jéggal nañ leen ko, man mii sax mënuma cee génnee sama bopp, parce que doomu Bambilor, Médina Bambilor ak Bambilor lépp loo xam ne dal na ci kaw kenn rek ci kaw ñëpp la dal. donc loolu moom on a pardonné voilà jeex na quoi, weesu na wax dëgg yàlla. incha allah foofu leer na. kon mbokki internet yi yéen a ko déggandoo, waaye ba tey rek li may wax tey dañoo ñëw fekk si ki nga xamante ne ndaanaan la, ndax li ma mën a wax rek man mooy ndaanaan laa ko jàppee, ndax dafa nekk koo xamante ne dafa boole ñaari côté yu metti, muy li nga xamante ne mooy maanaam langue politique gi ak li nga xamante ne mooy métier wu enseignement, te ku ne xam na ne enseignement dafa metti. waaye ba tey rek Wally ñu dellu si suñu beneen question, mooy maanaam ndax Wally dafa pare ngir dugg ci langue politique gi, maanaam xuus ci bu baax a baax, ba tey mën nañu wax ne sax fii maire toll nga toll fu ko raw wala nga méngoog moom langue ak moom. yaakaar naa monsieur le maire loolu la ñuy ñaanal, malgré que fi mu toll nii amuñu benn ambition lu dul lépp lu maire bëgg ñun ñu ngi ci, lépp lu maire bëgg ñun ñu ngi ci, looloy sunu ambition pour suba, ci lépp loo xam ne woo nañu ci wala mu soxla ñu ci rek ñu ngi ci. ambition Wally fu mu toll nii mooy ambition monsieur le maire Ndiagne Diop. mooy ambition monsieur le maire. waaye tey Wally bu fekkente ne woon da nga doon xëccu ngir toog ci maire bi, est-ce que war a mën a ne ak fi nga toll ci monsieur le maire. du doon man ak Ndiagne, du doon man ak Ndiagne, tant que mi ngi soxla Wally mi ngi ci ginnaawam. macha allah kon daal mën nañu wax ne Wally daal mooy doomu monsieur le maire. mooy doomu monsieur le maire, mooy lieutenant monsieur le maire, mooy Baye Fall monsieur le maire, comme ñëpp nin ko bëgg. voilà c'est ça. waaw c'est ça. macha allah Wally kon nag ñu dellu si beneen, est-ce que pare nga pour yëngatu, yaa ngi yëngatu ci social sax laay wax, est-ce que Wally mu ngi yëngatu ci social. waaw yaakaar naa tey boo defoon micro trottoir saabu du fóot boppam, waaye ñun ñu ngi def le minimum, parce que maximum moom yaakaar naa yàlla rek a ko mën, waaye ñu ngi defal doomu aadama yi li nga xam ne moom la ñu tollool te moom la ñu am pour l'instant. wax dëgg yàlla socialement ñu ngi jàppale suñu waa gox ci li ñu am, muy événement wala muy feebar wala lu mu munti doon, sunuy moyen sunuy oto ñu yor ko ñu ngi koy jox nit ñi. waaw te yaakaar naa boo génnoon def micro trottoir dina gën a leer. macha allah jot nañ ci def sax nag ay micro trottoir, moo tax ñu bëggoon point boobu rek mu gën a leer, ndax da nga wax léegi ne Fatou saabu du fóot boppam, waaye dañuy soxla nag ki nga xam ne mooy ndeyu mbill gi mu wax ñun ñuy dégg ak suñuy nopp, ndax da ciy baax yan saay wax dëgg yàlla nag ki nga xamante ni moom la ñu invité moom mu waxal boppam ñun ñuy dégg. bu ko defee nag ñu dellu si ba tey ci beneen question, mooy est-ce que Wally pare na pour jàppale, waxuma sax ci social, mais jàppale jeunesse bi ci liñ ko gën a soxlaa, rawatina ci Covid 19 bi nga xamante ni moo lëmbee àdduna rawatina fii ci Sénégal. jërëjëf. ci côté jeunesse boobu nga wax, yaakaar naa Wally ci cursusam ici à Médina Bambilor, j'étais le secrétaire général de l'ASC Médina Bambilor de 2014 à 2016 ba 2015 bi Médina Bambilor di def sacre bi, j'étais le secrétaire général de l'ASC. et wax dëgg yàlla on était toujours près de la jeunesse, à côté des jeunes, di leen jàppale ci lépp loo xam ne mun nañ ko ak lu ñu mun. booy xool tamit ren année précédente bii passé lépp loo xam ne yàlla jox nañu ko ASC Médina Bambilor demul ci kenn jéegaani,
lépp ci man la jóge woon samay moyens propres du regroupement du leneen lépp man maa leen ko yoraloon di leen ko jàppale donc wax dëgg yàlla ñu ngi ci góorgóorlu bu baax si ñoom boo demee tamit ci étudiants yi ñu ngi leen di jàppale am na ñoo xam ne dañoo am seen i projet ñëw fii fekk ma fii ne ma dañu soxla ordinateur wala dañu soxla leneen pour ibbi multi service wala lu munti doon dañuy génnee suñuy moyens jox leen ay ordinateur ñoom ñu ibbi seen i multi service wala ñu dooleel leen ci seen i budget bi ñu yor ñu dem ibbi seen i business muy poulailler wala lu munti doon loolu yëpp dañ ciy jàppale la jeunesse donc wax dëgg yàlla lépp loo xam ne lu ñu waxut soxla bu ñu waxut mënuñu ko xam mais képp koo xam ne ci ñu ñëw na fekk ñu fii ñu toog wax ñu li nga xam ne mën nañ ko même buñ ko mënul à 100% dinañ ko def à 70 wala à 80%. wax dëgg yàlla côté Covid 19 boobu ngay wax nag wax dëgg yàlla fii Médina Bambilor desuñu fi ginnaaw parce que bu dee ay masque ay tailleur jox nañ ma ay masque man samay moyen bopp def naa ci ay jéego joxe ko fii ci quartier bi n'est-ce pas donc bu dee jàppale moom ñu ngi jàppale bu baax la jeunesse te ñoom xam nañ ci dara. macha allah waaye nag ba tey rek dinaa dugg ci benn point boo xamante ne point bu sensible la te xam naa ne nag comme da nga ni monsieur le maire moom dafa sës ci yow rëkk te rëkkantew leen question boobu moom dama ciy ñëw rek ñu fas yéene cee jàkkaarloo ma ak yow face li may wax rek face to face ndax dañ ne fan yi passé dafa am benn vidéo bu ñu dugal ci réseaux sociaux yi muy ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye mu wax ci ne dafa demoon kër monsieur le maire mu traité ko de na ngeen ma baal ci kàddu gi de góor jigéen yow nag comme da nga nekk koo xam te ne dafa sës ci monsieur le maire foofu lan nga ñu fay leeral Waly. waaye mën nañu dellu si ba tey rek comme nee nga nangu woo cee wax xam naa ne dañ la ko laaj rek mais xam nañ ne doo ci sax tontu ndax li ci waaleeg monsieur le maire moom xam naa ne question boobu doo ci sori loolu moom séntu woon naa ko waaye ba tey rek ñu dellu si suñu ay question li may wax tey moom wax dëgg yàlla dañu bëggoon a ñëw ak yow fu metti mais xam naa ne Waly moom nangu ñoo may dara waaye ba tey ñu ne duñ ko may dara ñu ñëw nag ci beneen question mooy Waly par rapport ak ay projet Waly ci yan projet nga nekk instant yi. waaw presque ci nga fekk may waxtaan sax ak jigéenu Médina Bambilor parce que sunuy projet fii ci Médina Bambilor tey moom mooy promouvoir d'abord la jeunesse mais aussi les femmes parce que Médina Bambilor dafa nekk dëkk boo xam ne dafa yaatu na tous les couches sont là muy ethnie bu mu munti doon mu ngi ici à Médina Bambilor te tamit wax dëgg yàlla am nañ ambition regrouper jeunesse bi regrouper la jeunesse ba lépp loo xam ne bëgg nañ ko bu dee loo xam ne mënut a génne ci sunu poche mu doon loo xam ne dañ koy joxe ay caution fee ci banque ya ñu jàppale jigéen ñi wala ñu jàppale la jeunesse yooyu bokk na ci ambition yi nga xam ne bëgg nañ ko fii à Médina Bambilor yeneen ambition lu mel ni ay place publique ay pavé bëgg nañ ko fii ci Médina Bambilor te loolu dañ ciy dox guddee ak bëccëg di ci wax parce que booy ñëw Médina Bambilor gis nga li fi nekk suuf si bari na ruxu yi le quartier est mal loti donc yooyu yëpp ay ambition la yoo xam ne tey wax dëgg yàlla ñu ngi koy yóbbu devant monsieur le maire di waxtaan ak moom pour tamit moom mi nga xam ne député maire la mu yóbbul ñu ko ci ñi nga xam ne tey ñoom dëgg ñoom ñoo ko mun a faj wax dëgg yàlla mais ici moom à Médina Bambilor ñun li ñu mën a wax mooy li nga xam ne moom la ñu tollool di ko def lu mel ni éclairage public lu mel ni jàppale la jeunesse lu mel ni jàppale jigéen ñi jàppale ñi feebar wax dëgg yàlla loolu moom ñu ngi ci yéen a ngi ciy dox ñu ngi ciy dox bu baax maanaam ci cadre social lay dugg si ba tey ñu ngi ci bu baax a baax macha allah waaye maa ngi la dégg léegi ci si biir wax ngay wax ne suuf si bari na te temps yi si ginnaaw rek ñu ngi fi déggoon problème mu suuf ñii naan dañoo nangu seeni hectare fas yéene ko jox monsieur le maire wala monsieur le maire da koy nangu di ko jox askan wi lan nga ñu ciy wax ci loolu parce que ba tey rek ci langue politique gi la bokk waaw comme ni nga ko waxee rek loolu coow foyer bi la te ku ne foyer Bambilor
au passage ñu ngi nuyu le président du foyer des jeunes Abdou Karim Fikou di sunu xarit wax dëgg yàlla xaw ko ñëwantal fan yi trop ci coowu suuf soosu parce que tey booy xool Bambilor ay kilifa rek a fi dëkk waaye nag Bambilor tamit dafa nekk benn dëkk boo xam ne dafa xaw a am benn ay visage yoo xam ne dañu contradictoire te booy xool opposition au maire fii la nekk si dëkk bi booy xool ñii di coow ci suuf si ils ne sont pas concernés réellement ci tool boobu parce que tey li leen yëkkati nekkut intérêt wu dëkk bi mais ñoom seen intérêt bopp te ku ci nekk mun nañ toog ak yow ne la diw mii lii moo tax muy wax lii moo tax muy def lii donc ay nit nag bu fekkente ne bëgg nañ seen ab dëkk mënuñoo nekk fii maire nekk maireu Bambilor commune Bambilor lu mu yëkkati pour def ko Bambilor ñu ne du fi amee du centre de santé du crèche du pavé du marché loo indi maire bu ne woon sax day tabax douche ñu ne du ko fa tabaxe parce que day xeeñ pour lan parce que maire du doomu Bambilor mais maire doomu commune Bambilor la n'est-ce pas nekk yaakaar naa doomu commune Bambilor moom moo gën fuuf ngay nekk doomu Bambilor maire bu doon ndamoo waaw coow li bari woon na mais maire bu doon ndamoo gërëm de ñun doon topp maire Bambilor la ñuy àndal ñun bu doon comme football ASC njañ ba muy topp gorom de ñun ci ginnaaw Zal Diop lan doon topp mais est-ce que du monsieur le maire aussi dafa xaw a fàtte jeunesse bi ci côté boobu monsieur le maire waral coow li fàttewul la jeunesse juste gis nga asu toolu foyer bi toolu dëkk bi la te yaakaar naa centre de santé du lu ndaw budget 1,8 milliard du loo xam ne dañ ko war a caaxaane si j'étais à la place du maire dañuy xëy gis ay ndaraan di daw ci tool ba si j'étais à sa place la wax dañuy xëy gis may maasale tool bi parce que domaine public la domaine national la du titre foncier du bail c'est un titre coutumier ñu ne dañ ko may foyer bi mais buñ ko mayee foyer bi gis loo xam ne vraiment ça intéresse tout le monde mais yaakaar naa ne ku ci nekk war nga toog xoolaat sa bopp xool ne ku dëkk Thiès sax war na mun a ñëw ci centre de santé bi fajoo fi Youssou Mbargane à l'époque yàgguma fi comme nu ma la ko waxee Fatick laa dëkk mais Youssou Mbargane booy xool en 2000 wala en 2001 Youssou Mbargane cundung la defoon foofu dëgg la léegi ana ñu dëkkoon ay coxo ana ñu dëkkoon Sogabek ana ñu dëkkoon Cyprès donc Bambilor bu ne fële dafa sori Gorom 3 mais Gorom 3 ak Bambilor mënoo ko dox 5 minutes n'est-ce pas léegi ñoom lu ñu bëgg tool bi dañ ko bëgg jaay dugal seen poche comme ni ñuy def yeneen tool yi loolu mënul nekk mais est-ce que tamit waxtaanoon ak population bi du woon loo xamante ni moo waroon a jiitu mais parce que je pense que ni bu ñu ne population Bambilor ku xool léegi am na kanam am na gannaaw ndax nekkatul dëkk boo xamante ne dëkk bu ndaw laa ko mën a tuddee nit kenn du ko fal astu xëy na melul woon noonu astu nga baal ma mais nit kenn du ko fal di ko fakastal loolu moom maire warul tàggu kenn waaye nag Waly dafa am loo xamante ni li may wax rek gis nga Bambilor dafa nekk dëkk boo xamante ni mën naa wax ne population bi li muy rëy jeunesse bi ñoo fi ëpp mën naa wax loolu mais wonan seen i kilifa waaw loolu wonan seen i kilifa waxtaan ak ñoom mais nag dafa am loo xamante ni man pour man looloo waroon a jiitu ndax nit ki tamit amul waxuma sax jiital ko par di ko fakkatal ndax ku ne xam ne ni monsieur le maire am na fi loo xamante ni mën naa wax ne bu ñu doon seet ci yeneen gox-goxaan yi amu ko kenn amu ko fa benn maire amu ko fa kon tey jii nii man je pense que ni li mu waroon a njëkk a def mooy jiital d'abord la jeunesse avant tout parce que jeunesse moo yor réew jeunesse mooy li nga xamante ni buñ leen jiitalulee rek mën naa wax ne askan du dox kon tey am na loo xamante ni jeunesse bi ñoo ko moom kon dañ leen ko war a jox ba mu jeex donc pour man foofoo waroon a jiitu astu doguma la yàlla bu la yàlla dog maire pour man li mu def ci jeune Bambilor yi wëral Sénégal ba mu daj amul benn maire boo xam ne def na ko ci goxam amul boo demee mairie fee jeunesse su Bambilor ñoom ñoo ëpp ci employé mairie bi ñoom ñoo fa ëpp n'est-ce pas maire jaar na fi mu war a jaar woote na au préalable parce que chef de village bi woote na këram ay réunion woote na 3 réunions le président du foyer des jeunes Abdou Karim Fikou woote na ay réunion am ñu fekkee mais Bambilor asu dafa am benn fléau bu fi nekk su ma àndut ak yow bëgguma nga def dara
su ma àndut ak yow bëgguma nga def dara naa toog di critiquer loolu moom moo yàq politique u Sénégal mais politique bi nag foog ñu assainir ko man mii di wax ak yow suis un fils de Bambilor tey Bambilor laa gën a miin que Fatick bee ma juddoo Bambilor laa ëpp ay xarit kenn gënumaa bëgg a Bambilor dañ daan sol ay plastique wala tànki neen di seetaani BFC bi nga xam ne moom moo nekk biir Bambilor tey moom lañ gën a def suñu xool que Médina Bambilor FC macha allah n'est-ce pas waaye soyons objectifs gis nga bu dara jóg ñu yaakaar ñuy jiital politique politique politicienne bi moom moo yàq dëkk bi dëgg la xam nga ànduma ak maire da ngay yëkkati la jeunesse di leen dóor ci kaw maire loolu baaxul te jeunesse su Bambilor ñu juboo ak monsieur le maire lañ amul kenn ku ci njañ di jàkkaar loolu ba sëgg macha allah kon nag gis ngeen suñu ITV tey ñu ngi ñëwoon fii nga xamante ni mooy Sandiane fekk fi ki nga xamante ni mooy Waly Ndao mu nekk promoteur nekk ki nga xamante ni en même temps nee na enseignant la man li ma jaaxaloon mooy boole ñaar yoo xamante ni benn bu ci nekk defe naa temps la lay jëlal waaye nag bu ko defee Waly suñu ITV tey neex na macha allah ndax li ñu umpale woon ci monsieur le maire leeralal nga ñu ko sa digganteeg monsieur le maire aussi leeralal nga ñu ko ñu bàyyi la rek nga joxe sa dernier mot après ñu tàggatoo ndax temps bi xoj nañu. waaw Astou kontaan ci yéen bu baax kontaanaat ci yéen di nuyu bu baax waa Bain Info di leen ñaanal fi TFM toll fi Sen TV toll ngeen dem ba romb foofu ñu ngi leen koy ñaanal ay jeunes ngeen vraiment le talent est là ñeneen ñi li ñuy def mun ngeen ko donc ñu ngi leen di ñaanal fépp foo xam ne journaliste yegg na fa wala fépp foo xam ne télé yegg na fa télé wu Bambilor wala lu mu munti doon ci Bambilor mu jël pays di nuyu nag ñi nga xam ne samay xarit la nekkoon fii rien que pour émission bi di nuyu Amadou Sarr un ami à moi médecin qui est de Fatick ñu juddoondoo ci même village mu yendu fii tey may nuyu aussi le Baye Fall de Ndiagne Diop qui a fait fraîchement un passage à Bain Info mu Yoroba di ko nuyu bu baax di nuyu aussi un leader politique comme moi un ami Bathie Diouf que vous connaissiez peut-être di nuyu Alsane Faye mi nga xam ne xam nañ ko ak gars yi nga xam ne ñoom ngeen àndal ak sama copain bu la nga xam ne ñoo bokkoon classe waa temps yi ñuy rap mooy Alpha Lay moo doon yore refrain bi man maa yoroon rap hardcore bi di nuyu Ousmane Ba nga xam ne man maay papam sama doom la moom laa tuddee sama taaw bu góor macha allah di ko nuyu bu baax a baax di nuyu njaboot bi di nuyu sama soxna Jéegi Sow macha allah di nuyu sama yaay Aïssatou Faye di nuyu grand frère yeeg ñëpp vraiment di kontaan ci yéen bu baax a baax di nuyu aussi les responsables femmes de Médina Bambilor njëkkee ko ci Adji Gueye Ndey Diagne Nabulo ak Bayle Diallo ku ma fàtte rek mu jégal ma ko di nuyu aussi Ndiaga un gars très sérieux ku bëgg aussi lu muy def ku lim jum di nuyu waa commune Bambilor di nuyu opposition ak pouvoir di leen wax que politique dafa war di boole mais warul xaajatle maa ngi leen di jégalu bu baax nag bu dee kàddu yi dëng na